ndaxte du woon rek sama magu bopp sama xarit la woon sama conseil la woon sama confident la woon sama lépp la woon lépp kon mu yàgga taxaw nag ndax réewum Sénégal laata muy génn àddina démb lu toll ci benn waxtu maag moom waxtaan nañ boobu ma nga woon ca Nigéria ay xel mi yépp nekk fii ci li jàmm réew mi buñ koy wax ci Sénégal moo ko njëkk a créé di ko wax ci coowul Macky Sall Karim Wade Macky Sall Abdoulaye Wade moom Papa Ndiaye Ngalgou kilifa diine yu bari nag dalaloon ko fi kuréel googu moo ko njëkk a samp ci réew mi ñoroon ko lool kàddu mi mujj mu may wax na ma nan lañu mën a def ba jàmm am ci réew mi kon suñ borom bi def na lu gën ñu nangul ko ko ndax amuñu ci loo xam ne bu bëggee moom kenn du xëccu ak moom koy jaal njabootam ko jaal sénégalais yépp di ko jaal njabootam particulièrement ñu yëpp xale yépp ni ngi leen koy jaal am di jàmmam mi ak xameem yi nit ku baax baax au véritable sens du terme baax bëgg jàmm voilà Njaay ku baax dañ njott lu rafet lool lañu am ci yow Njaay tey dinañ waxtaanee réew mi comme nuñ koy faral di defee waxtaan ak nit ñi nag ci anam boo xam ne day ànd ak dal ñu jiital seen xel ci liñ leen di wax réew mi fi toll barki Dembo Njaay da ngeen gis ay ndaw yoo xam ne ña nga woon ci wàllu immigration bi sota fañ nekk ca Maroc ñu ne Maroc yi leen fa téye ba Algérie di wax li wax gis ngeen loolu image yi nu mu leen choqué woon gis ngeen image yi ni mu leen choqué woon am na ay doomu Sénégal donte gouvernement bi dina ko ji mim jéem a mim mais loo mim di nga nangu ne sénégalais yi ñi ngi jël looco di bëgg a dem xale yi waaw xale boo xam ne nangu ngaa dund lu ñu mel xanaa dee nga ba pare di dox sa dund ak Sénégal ak néew buy dund lañu mën a méngale moo tax mu jaral la nga ñëw braver loolu yépp pour dem pour tekki sabab bu rafet rek lañ ci am moo tax ñu koy def ñoom waaw xale bu nangoo def loolu boo ko woowee ci kaay ñu xeex ngir defar suñu réew nañu toog am fulla am fayda am taxawaay bi am pas-pas bi ndax Sénégal mën nañu koo defar bu ñu amee njiit bu jub njiit buy wax dëgg njiit boo xam ne ku sàcc ci ay nitam mu teg la lam la war a teg njiit boo xam ne kàddoom du rido may ga Sénégal gi yomb naa defar li fi nekk ci koom-koom ak néew buñ ko téyee defar ka nañ ko war a defee ku nekk di nga jot sa wàll ci anam bu mu gën a sellee bu mu gën a rafetee loolu nag pour mu am ndaw ñi rek ñoo mën a defar seen réew xam nga réew mi c'est pas un pays extraordinaire li ñuy ñaan mooy am njiit yoo xam ne dinañ yërëm askan bi am njiit yoo xam ne laata ñuy falu la ñuy wax day méngoog seen jëf mais njiit boo xam ne dangay wax ba falu boo faloo lépp loo jëf buñ ko méngaleeg say kàddu mu waroo lool ñëpp xam ne yow sa kàddu tekkeetul dara maanaam cëru njiit sax waroo ko am
anam boobu nga ne dangaa bëgg a defar réew mi mënta nekk. loolu mënta nekk. ndaw ñi leen di gëmloo ne waaw xam nga réew mi fu mu toll ñooñu xool leen bu baax a baax lépp lu ñu bëgg état bi compal leen jox leen ko te état bi lim leen di compal di leen jox alalu askan wi la. état bi li muy comp di leen jox alal dërëm ak ñaar dërëm maire yi jaay gerte caaf ragaluñu dompat néew ñiy ratatat di wax ñëpp xool leen bu baax a baax oui xale yi waruñu leen puus ci xeex xale yi lii xale yi laa même xale mel ni ñoom ñoo gën a muus xale yi dem di xeexe pour lan pour seen réew. xale yi jóg ne dañoo war a am seen fulla seen pas-pas réew mi tegu ci yoon yow nga ne yaa leen gën a muus yow sa doom mën nga koo lijjantil bourse mu dem jàngi bitim réew ndax say xame yow sa doom ci sa tur wala te maqam mën naa am ay marché état mën naa lijjante xaalis yow sa doom bu dafee tojaange war a fanaan ci kaso bi sax du fa yendu. doomu baadoolo bi moom na toog rek yow sa doom jooju ngay jox lépp moom mu màgg jiitewaat doomu baadoolo bi mooy la reproduction li Bourdieu doon wax la reproduction sociale sociologue xam nañ li may wax loolu lañ bëgg a yoree réew mi ñu xës a jiitu daal ñooy wëy jiitu ilaa yow mi din wala kun dénk lenge yi rek nga nekk milliardaire xale yi moom ñu ne leen toog leen xaar ba xale yi sonn di jël loose bi nangoo dee ci biir géej mais xale yooyu dañ leen di woo na leen toog leen riigu ci réew mi ñu raak xeex pour réew mi tegu ci yoon xeexuñu pour benn nit déedéet gis nga li ñuy wax nii du xeexu Ousmane Sonko du xeexu Khalifa Sall du xeexu Déthié du xeexu kenn xeexu Sénégal la moomaat seen bopp am njiit yoo xam ne duñu nekk di fen subaak ngoon dañuy wax dëgg askan bi xam ne alal duñu leen jox pour ñu yor réew mi ci yorin bi mucc ayib la du pour ñu def lu leen neex. fan nga teg dama bëgg ñu déglu ma fan nga teg yow lu ne nga daj ko nit ñi daj lu ne pour nga falu yow nga falu ne sénégalais yi tekkiwu leen dara dinaa leen toroxal bëccëgu nar a kàmm lu may def moo di damay jël ay milliards jox ko gendarme yi ñu jënd ay takk der ay def lu ne dégg naa seen tenue sax 15000 tenues xam nga marché bu la lañ koy créer fictif pour dóor 15000 tenues changé nañ ko si gendarmerie lan moo waroon tax ñu changé tenue gendarmerie renouveler ko loolu yëpp xet do gis nga dinaa dellu si armée bi gis nga jëndukaayu matériel mooy marché yoo xam ne kenn du ko contrôler ñoom moom la ñuy utiliser ak seeni nit pour mën a sàcc xaalis boo demee assemblée nationale bu ñu koy voté xam nañ koy wooyee secret défense nañ ko lijjanti marché turc yeeg yëpp nañ ko lijjanti ñu xool Issoufou jour bu mu defee audit généraux yu bari lañ jàppoon Niger fii mën naa lay waatal ci alxuraan kër kenn ku ko mës a def billahi boo sàgganul ñu bëree bëri à un niveau insoupçonné dañu dugg biir kaso ndax tooxi dooni ak luxóor yi moo tax foofu lañ koy jaare dama ne le Sénégal mérite sacrifice boo gis Sénégal mérité na ko amuñu feneen ñun meluñu comme seen doom yi am ay nationalité française canadienne état Sénégal lañ suñuy juróom-ñaari maam suñuy rakk suñuy frère suñuy lépp Sénégal bu ñu ñibbee sax dañuy yàkkamte bu ñu demee tukki dañuy yàkkamtee ñibbisi ndax bëgg gi Sénégal personne nag naa la mënoon du patriotisme waaye boo jëfee
sa doxalin ñu xool ko réew mi fan la toll xam nga démb ku xool procès yu am ci réew mi boo dul naa féq laa wax si sa aqulaay taala di nga xam ne réew mi delluwul ginnaaw sax ndànk ci côté justice ci côté droit de l'homme ci côté liberté xool leen niñ jàpp ñëpp ba ñëwee la même damay commencer ci procureur même le procureur bu waxalee yàlla te yàlla tax bu bëggee dee tàlli xam na ne démb li mu doon wax dara du ci dëgg te amul xam na ko waxuñu manifestation rassemblement la tubaab dafa leer manifestation rassemblement c'est sur un point bien précis place de la nation obélisque nga jàppee Déthié Fall ci VDN bi ñiy wax nañuy wax dëgg te yàlla tax bàyyi naa féq gi nañuy wax dëgg te yàlla tax maa ngi doon xaar ñi war a wax dañu lañu jàppee Déthié Fall da jaaduwul ku marchul taxaw ci buntu c'est même idiot ñi leen jàpp sax c'est de l'idiotie lañ def parce qu'ils ne mettent pas à l'aise xam nga bu ñuy teg seen dil ils ne mettent pas à l'aise xam nga nee naa leen boo leen di fen fexe leen ba fen yi sax ngeen ànd am même tempo pour mu rafet mais démb da ngay gis procureur plus de 75 personnes xaw ma prévenu xamul sax lan la jàppee lan lañ jàppee ne ni Mame Diarra Fam génn ak ñaari doomam yu jóge Italie di dox doxam nga jàpp ko te munoo wax yow lu tax nga jàpp ko gendarme yi nite leen tuuti il faut être un peu intelligent xanaa nag gaw mën a nit mën na ñàkkee xel ba loolu mu def ko yéen kuy dox ci mbedd mi di jëndi mburu ngeen jàpp ko livreur ngeen jàpp journaliste ngeen jàpp buy doxi soxlaam di couvrir ay manifestation ngeen jàpp mais xool leen loolu mais ñuy prison yi dafa fees dell xam nga damay wax prisonniers yi xam nga noo leen def leen concert casserole da ngeen bëgg am jàmm def leen concert casserole ci biir prison yi ba mu sap concert casserole dans les prisons pour manifester leur votre mécontentement def leen ko ci prison yëpp Rebeuss mel ni tulleeg màlle ngeen wane dafa fees dama yërëm bokkaande ba fa nekk sax xam naa ne war naa wax ne ci infernal kenn mënatu ko jàpp dugal jàpp tëj nee naa leen Macky Sall moo bëggub tëj moo bëggub jàpp en fait xam nga loolu soxor la nit ku soxor moo tax ñu la nit boo ko dugalee kaso ak nga ray ko moo yem nit ku soxor mooy fonctionner noonu c'est de la méchanceté te liñ def ñun yëpp lu titre journal tout ça pour ça procureur yi mais juge yi ay nit lañ jàpp naa ne xanaa juge am na loo xam ne c'est tellement gros xam nga Déthié Fall dañ ko viser parce que ba ngeen di jàpp Déthié Fall Khalifa Sall nga taxaw yu ma fa taxaw ñoom ñëpp Yewwi Askan Wi loolu tax ngeen jàpp Déthié Fall rek muy mandataire bi ngeen jàpp ngeen di dugal seen 6 mois yooyu xam nga dafa am loo xam ne xam nga réew mi dinaa leen wax leen nag dama koy wax tout de suite ci liñ nekk nii question de choix la on demande à personne bu gëmul lu ñuy wax mu dugg ci waaye nag mandute bu ñu am ba bàyyil leen yéen li ngeen gëm ngeen nekk ci am leen mandute bàyyil leen ñun tamit lu ñu gëm ñu nekk ci dans ce combat là c'est pas un combat pour les législatives non il faut que Macky Sall président de la République sache que dans ce pays là il ne peut pas faire n'importe quoi avec les forces de défense et de sécurité c'est pas possible
il faut que mu xam loolu na leen jëndal ay missile ñu fas yéene tirer ci peuple sénégalais ils sont prêts à le faire aussi bien Moussa Fall que Bokar Yat ils sont prêts à le faire ok pas de souci lañu nekk nañ ci nekk sénégalais yi gëm na dañoo war a xeex pour seen réew liñ nekk tamit ñu nekk ci bañ yegg ci cëppaandaw la dinaa la wax naa leen ko fii bu dul benn yoon du ñaari yoon ne leen lii dëgg ba nekk dëgg xam nga mooy lan lii Macky Sall di def ci réew mi ci ay pour bot at doo xam sax noo koy tuddee mën naa la waatal ne bu dee yàlla mi ngi fi di ñu tiim bu amul njeexital ci moom wala ci njabootam dina ma jaaxal torop li muy def nii ci métital ay nit ci xoññañol ci toroxal ay gor bu amul njeexital laa la wax ci moom wala ci njabootam dina ma jaaxal torop te li ci kanam raw li bët mais li mënul wéy je suis sûr à 98% que les gendarmes qui sont là ordre yu ñu jot neexu leen mais gëwma nga jot ordre boo xam ne jaaduwul nga koy exécuter gëwma loolu man gëwma loolu Macky Sall moo ñu waxoon ordre illégal kenn waru ko exécuter ba muy wut kon xool dañuy génne ay armes ay guy l'armée fan lañ mësee gis armée ci maintien de l'ordre seen fan depuis que le Sénégal est le Sénégal xanaa loolu ci ay début indépendance wala bu amee mars 2021 lañ génn réquisitionné armée yéena ko dugal ci maintien à l'ordre ëllëg ak si biir bu armée def naka sudul noonu bu ñu wax ne armée waru ko def parce que yéena ko dugal ci maintien de l'ordre bu demee ba fee doo xamuloo mu ne hey xaaral ma régler ñii seen problème ñu taxawee ne régler réew mi ne kocc kenn wax ne waruñu ko woon def de mais c'est terrible est-ce que yéen a ngi imaginer fu Sénégal tollu jamono yi xam nga man li may wax du ay législative xam nga législative yi coow ci bari mais dinaa leen wax benn affaire Yewwi dina nekk li ci kii bi xeex la ça waa militant Yewwi yi vous devez faire un bloc voter massivement pour Yewwi benn voix rëcc parce que mode de scrutin bi moo dinaa ci dellu soit yeneen laay bu ñu tolloo mais dama ne li ñu gis démb gàcce la quoi ba 1h du matin 2h du matin lépp li ñuy wax gis nga le procureur amul monté au créneau lu ne mu yàq ko di ci fal mais damay jékki bi seet ma ne non c'est triste nous ne méritons pas ça nous ne méritons pas ça et Macky Sall li ma leen waxoon nee na je suis prêt pour la confrontation xam nga prêt pour la confrontation du ba mooy xeex de parce que ba muy yokkal ñoom Moussa Fall dinañ yóbbu 2025 ordre bi mooy lan tu me règles le problème tu le gères est-ce que tu peux le faire il le fait dinaa leen expliquer nan la jëlee démb rek maa ngi ci doon waxtaan ak sama benn kilifa ci kii bi nan la jëlee brigade de gendarmerie ça veut dire que toutes les personnes qui sont stratégiques pour le moment daf leen yokkal au lieu ñu dem 60 ans daf leen yóbbu 62 ans maanaam dañuy dem ba jàll 2024 boole ceeg ñoom Moussa Fall ak ñoom ñëpp pour li nga xam ne sénégalais mënuñu ko jàppee loolu le sale boulot parce que xoolal li ñuy rey ci nit xoolal li ñuy rey ci nit et puis lu gën a grave léegi Sénégal 2 termes moo fi xew rebelle terroriste gis nga boo lire article bi ñu seen rebelle bi mais damay reetaan
mais c'est tellement gros loolu boo nekkee nit koo xam ne bu normal nit ku normal da ngay ne mais ki ko bind sax lii est-ce que war na ko mën a bind parce que am na loo xam ne xel mënu koo nangu am na loo xam ne bu loo c'est tellement gros rebelle terroriste ñu ne ay projet d'attentat fii ku fi dof gis nga ñaari mbir dafa am ñi wax ne way bu kenn xeex ak yooyu bés boo leen xalaatee na yéen a gën a muus ñi ngeen di délivrer message yooyu jàppale na yéen a ngi commencé dof ndax ñi ngeen di délivrer message yooyu ñu ngi wut garab yim leen faje ñiy tëgg di inventer seeni projet d'attentat inventer ay affaires yu gros foog na loolu dina apeurer sénégalais yi xam nga lan lañ wax boo leen waxee ba pare ñu ne léebu tey bi lan la xam nga commencé nañ xam nga waxoon naa la ba la passé commencé il faut à petite dose lu ñu wax ne ndànk-ndànk lañ koy def commencé nañ xam ne Ousmane Sonko lañ jëm ci Pastef lañ jëm c'est clair léegi nag à dose homéopathique voilà xam nga nu ñuy def léegi commencé nañ membre de Pastef voilà seeni journaux xool leen rek prenez les journaux ngeen teg ngeen xool ba pare balaa loolu ngeen dem xool pendant la période de Khalifa Sall Karim Wade ngeen teg les mêmes journaux lañ den bind ci ñooñu nga xool à chaque fois que l'État prépare un sale coup xoola rek xaayaan ku dégg séeréer mais loolu Sénégal dañ ko xam ba banaliser ko je veux dire que l'État n'a même plus intérêt à utiliser ça parce que sénégalais jàpp nañ lépp lu génn wala loolu wax foofu coup bu ñuy préparer la donc ci mbiru Adji Sarr bi gars yi dañu def réquisition téléphone Adji Sarr ak Sidi Ahmed Mbaye pour te dire xoolal li ñuy fonctionner Sidi Ahmed Mbaye pour xam lu xew parce que y a eu 14 morts Macky Sall ne du dara il s'en fout yoonam newu ci 14 morts ku fi dee yaa perte voilà sa position alors ñu ne pour ñu xool la manifestation de la vérité dañoo bëgg xam dëgg rek bu Ousmane Sonko defee ñu ne moo def bu Adji Sarr waxee leneen tamit ñu ne moo dëgg rek lañ bëgg manifestation procureur ne déedéet kenn du def réquisition téléphone ci Adji Sarr ak Sidi Ahmed Mbaye waaye pour seen projet d'attentat bi nga xam ne ñoom ñoo koy togg di ko bind di taqal nit ñi di inventer du wàllu la ñu wax ko lu gaaw dugg nañ ci WhatsApp bu gaay xool téléphone yi tudd ci ku ne pour mën a établir seen fait xool leen li ma leen di wax jàngat leen bu baax li ma leen di wax 14 morts ñu ne seen yoon newu ci si nee na projet d'attentat bu weñ deewul ñu def ay réquisition téléphone du xool message xoolal bu baax li ma leen wax dama bëgg ngeen yeewu ci li ma leen di wax pour te dire ne comment il y a du faux dans ce qu'ils font comment il y a du faux dans ce qu'ils font et de la malhonnêteté intellectuelle mais loolu nag da ngeen koy xam ne pat bala passé dama waxoon ci Ousmane Sonko la ñuy pare parce que instant bi seen projet yépp Ousmane Sonko damay leeralal xale Pastef yi ñoo xam ak les militants de Pastef pour ñu xam su may wax ci Ousmane Sonko c'est parce que dama bëgg ngeen nekk en alerte bu leen caaxaanee dara xam nga lu tax ma leen di wax loolu am ngeen leader boo xam ne xam naa ci moom le courage de ses idées détermination bi mu am à mener son combat jusqu'au bout lu mu ko jaral mu def ko ci ragalul du ragal xam naa ko xam naa ne il est déterminé à faire face à ce régime mais dañoo warloo ñun xam nga moom du leen ko wax dañoo warloo ñun pour loolu yépp mu nekk ci détermination
mu mën a ñàkk boppam ba ñoom yi ni pare saa buñ ci yégee lu na toq suñ nopp ñu génne ko teg ko ci kaw table bi pour yéen tamit ngeen jël seen matuwaay parce que cooki fin lañ nekk xam nga wax naa leen fii ne la Macky Sall son projet moom ak Moussa Fall qui lui a promis la tête de Sonko mooy bëgg nañ bu génnee le 29 ñu jàpp ko dégg naa sax benn kilifa dama ko bañ a teg sax benn kilifa bu doon wax ak Sénégal moo doy waar bu doon wax ak keneen ne ko bandi bi Ousmane Sonko lay wax bandi bi de ko bandi bi buñ ko jàppee le 29 Kédougou lañ koy yóbbu buñ ko jàppee le 29 Kédougou lañ koy yóbbu waxuma ko pour ngeen appeuré wu dama ko wax pour ngeen servir de bouclier nekk en alerte pare loolu laa tax ma di ko wax parce que loolu ci pexe Macky Sall la jàpp Ousmane Sonko dugal ko ba élection présidentielle 2024 jàll te Moussa Fall promettre na ko moo tax ma attirer seen attention amul ragal nag bu ñu reyee 15 personnes arrêté bu ñu reyee 100 arrêté tôt ou tard le peuple va triompher tôt ou tard le peuple va triompher foofu laay taxaw tuuti sax ak beneen ma ñëw ci Ousmane Sonko Ousmane man Pape Alé maa la wax ne la te xam nga ma bu baax na man duma waxantu bëgg naa jamono yuy toll nga mën a wut gilet pare-balles ci seeni projet la bokk gilet pare-balles laa lay conseiller am na yu oyof yu xew léegi waa Pastef jóg leen ngeen wutal loolu seen leader te Ousmane sol gilet pare-balles du ragal parce que mucc ci ngóor la bokk dina la tirer balu fital te buñ koy def ñoom seen plan du doon Ndakaaru xam nga waxoon naa la fii ne leen amoon nañ projet d'attentat en 2019 en Casamance bu ñu waxee ñu ne mbokkam yee ko def wàllu rebelle la sooraatal li ma la wax nii ils n'hésiteront pas bu ñu amee opportunité à tirer sur toi bu loolu amee nag boobu lay dugg en jeu mais man maa la wax lii donc militant Pastef yi ak ñi gëm Ousmane Sonko dama leen wax lenn fexe leen ba wutal ko Macky Sall moom la sol 2011 ba 2009 ka laa wax ba 2012 ngan di gilet bu toogee tax da nga doon gis gilet pare-balles bi parce que foogoon na ne Wade da koy rey xam nga Wade nag xam nga c'est un homme d'honneur digne grand démocrate devant l'éternel muy benn kon dama leen di dénk loolu man nag je veille au grain de l'autre côté gilet pare-balles bi sóor ko yéen militant Pastef yi dama ne bul leen bettaat kër Ousmane Sonko bouclier ngeen fa war a def doo leen xaar ba 7 heures 8 heures dañoo bouclier di ngeen fekk gendarme yeeg policiers yi jàll na ko xam nga démb nee naa leen ñun dañ leen di yëddu démb yéen gendarme ba ngeen nekkee di def simulation ci parkingu Lonase bi gis nañ ko yëg nañ ko simulation yi ngeen doon def kon ñi gëm Ousmane Sonko ku mën a wax ma la fajar sax du la fa fekk mais ku mën a fanaani sax pour le protéger def surtout warlu la foofu la réew mi toll sëñ Moustapha wax na ko ku nekk na ngay bàyyi xel sa bopp s'il faut ceinturer la maison pour mu nekk bouclier def leen ko
ndax même détermination bu force de l'ordre yi am pour exécuter ay décisions yu ay ordre yoo xam ne dara du ci lu légal même détermination boobu boo leen ko amee ñoom dinañ xam ne la solution ce n'est pas de tuer des Sénégalais fu ñu toll nag dem leen fa ak ñoom aba wax naa leen fii manifestation soxlawul dem ci béréb 45 départements yëpp jàppale na seen préfet wu Antoine Diome yi dañ koy interdire mais constitution moo leen may ngeen manifester constitution moo ko may mais loolu lay posé wu comme débat le débat xam nga tu sais buñ bëggee def yëfu fumisterie ak yëfu naafiq dañuy wax oui les gens se battent pour rétablir la liste de Yewwi Askan Wi au-delà de ça mais Sénégal warul nekk un pays démocratique mais xool leen fi ñu tolloon ci Ablaye Wade ak fu ñu toll ci Macky Sall est-ce que réew mi delluwul ginnaaw kuy waxal yàlla te yàlla boo demee ba ay parlementaire ay député lañ jàpp ci ay nasaxa xam nag yoo xam ne du dara di leen atte procureur bi dox loo xam ne moom leer na ko ne dara amu ci leer na ko ci aqulaay taalam ba 2 heures du matin Mame Diarra Fam relaxé Déthié Fall 6 mois avec sursis ak li réquisitoire de feu bu procureur bi wax nga xam ne li ay caaxaan la même magistrat yi war nañoo toog xam ne il est temps nag que lii ñu ça commence nag xam nga c'est doyen des juges nañ waxante dëgg gars yi di lay indi ngay door ay mandat de dépôt yooyu xoolaatal yow tamit parce que nag li sénégalais yi jàppagum ci Maham Diallo mooy nit koo xam ne la au moins mi ngi def liggéeyam kenn dégg ko ci trop de bruit Cheikh Bara Dolly dama ciy dellu si waat dama jàpp ne ni ko Serigne Modou Boussa Dieng waxee ne Macky Sall ñëw na ci sëñ Mountakha ne di jéem a lambatu 3e mandat sëñ bi ne ko loolu teg ko ci suuf gor boo waxaat ak say moroomu gor ba pare da ngay sàmm sa kàddu mu mer budde Touba est-ce que jamono yi buggu leen wan mooy kan moo tax mu jéem a di toroxal Cheikh Bara Dolly mais ñëpp xam nañ ko wax naa ko bii live passé ne dañoo tooñ Cheikh Bara Dolly kenn du wër ay saaga kenn du seet ay saaga nañ waxante dëgg nañ bàyyi naa féq bi oui Cheikh Bara li mu wax dafa ëpp d'accord li mu wax dafa ëpp dañ ko war a atte nañ ko yóbbu flagrant délit comme ni ñu yóbboo ñoom Déthié Fall comme ni ñu yóbboo ñoom Mame Diarra Fam parce que li mu wax meeting la ko waxee mais doo ko jël tëj ko ne demal wëral ma saaga yi mu wax nañ waxante dëgg nañuy maandu te di waxante dëgg nañuy waxante dëgg te yàlla tax lii yëpp dafay jeex ña daan war mbi taw Ablaye Wade lu ne la ba Ablaye Wade daañoo Ablaye Wade ba mu daanoo 39 minutes 36 yëpp a transhumé tey ñooñu ñoo nekk ay cokoto nekk bëgg ñoo tànqal nga xam ne boo gëstoo rek gis seen vaar mais xanaa ñoom amuñu ay doom seen doom yi di gis ne sam papa kat lii la waxoon sam papa léegi lii la wax amaa sam papa mii di ma wax ne ma fen baaxul mbaa moom bokkul ci ñu koy def quand même ku nekk sa wërsëg di nga ko jot mais nañuy maandu bu nekkee ba nga xam ne lii mun nga ne ci tekk noppi wax naa leen kilifa diine boobu di wax ne un bandi xam nga ñoom ko kilifa même kilifa diine boobu moo doon wax ne Ousmane Sonko dafa am sœur rebelle xoolal yooyu mais bon man kooku jàppee ma ko kilifa diine honnêtement dóorkat la duma yegg ci kan la dóorkat bu mag la bon xam nga ñun suñu digganteeg Macky Sall dafa am kenn koo xam ne da ci def comparaison bu rafet bu ma neex lool muy Boubacar Sall da ciy génne day bind ay contribution yu am solo ñu ngi ko ciy féliciter au passage Boubacar Sall nee na ñun ak Macky Sall sooy xool dafa mel ni Israël ak Palestine Macky mooy Israël peuple sénégalais bi ñun ñooy Palestine mu jox ñu ci ay tegtal bu leer a leer a leer a leer mu ne toog nag jël un agresseur
ki ñu agressé nga ne leen yéen ñaar ñëpp a yam atte mooy naafiq yi xam nga bu ñuy atte loolu la ñuy wax kii agressé kuy dóore yor jaas yor pistolet armée force de défense et de sécurité dama ne leen tôt ou tard laa la wax policiers yi ngeen di jox ordre vont se retourner contre vous tôt ou tard gendarme yi nga xam ne ay mbote lañ leen jox ci kii bi vont se retourner contre vous tôt ou tard parce que ñun ay gendarme ñu ngi ci biir xam nañ leen xalaat Boubacar Sall dafay wax mu ne soo gisee conflit Israël ak Palestine di wéy ba tey jii nit ñi di ci ñàkk seen bakkan c'est parce que communauté internationale bi mooy Nations Unies ñëpp kuréel yi fi nekk communauté internationale bi ñoom ci boppam ñoom ay ruubekat lañ ndax lu tax ñu doon ay ruubekat munoo ñëw fekk Israël mi neen agresseur Palestine bi ñuy agressé nga bokk boole leen benn atte ndax rek buggoo Israël mere la ndax puissance juif yi ñëpp ko xam mu ne ci loolu mooy communauté internationale mu ne dafa am monde arabe bi nga xam ne wanewuñ seen jàppale benn yoon ci Palestine lu ñu bëgg di layaami ak Israël bëgg am ay intérêt bëgg ñoo merloo Israël mu ne moo ne de communauté internationale bi xam na bu baax a baax ne Israël mooy agresseur bi ndax saa su ne moom mooy jël ay suufu Palestine xam na tamit ne Israël bii di dal ci kaw Palestine bu ñu limee ñaar fukk ñu ëpp gànnaay ci àdduna bi ci la bokk te Palestine yorul benn gànnaay mu ne bu ñu xoolee communauté internationale bi ci boppam xam na de 2008 à 2020 lu toll ci 5600 palestiniens Israël rey na leen ak 115000 nit yu am ay laago déglu leen bu baax 5600 palestiniens Israël rey na leen mu ne communauté internationale boobu xam na tamit ne Israël bés bu dakkalee respecté li nga xam ne moo di droit international bàyyi foog ne dafa war a mën a toroxal Palestine ba dootul tekkeeti dara comme ni ko Macky waxee réduire à sa plus simple expression accepter ne Palestine dafa war a nekk état bu amay droit am un état viable coow li jeex kon Israël mooy agresseur bi mu ne saa bu ñu nekkee ci ay xat-xat rek nga dégg communauté internationale bi la muy wax dara du ci méngoo ak dëgg mu ne léegi nag comme xam ngeen léegi Israël Palestine jëlal loolu nga indi ko fii Sénégal nga xool mu ne remplacer Israël par Macky Sall mi yor police am yor gendarmerie yor armée am jëndal leen matériel yu mucc ayib ngir lan ñu boob rey sénégalais yi jox leen moo d'ordre loolu ñu nekk ci loolu mu teg arsenal bu répressif boo xam ne kenn musu koo teg ci président de la république Sénégal ba mu amee indépendance ba tey police gendarmerie armée ñu ne deetawaay mu yor ministre de la justice am ñu ne deetawaay mu jël ministre de l'intérieur boo xam ne ci benn manifestation mobilisé na 6000 gendarmes boole ci ay nervi ki sàll ba tey de Israël ñu pare ci loolu mu yor RTS am yor Soleil am jëlale na nee na xaalis bi Macky yor pour boom sénégalais yi pour rey leen pour tuer les sénégalais mu ne jëlal Palestine nga méngale ko ki Yewwi Askan Wi ak peuple sénégalais bi mu ne ñoom lu ñu wax ak lu ñu yor lu dul toog conférence de presse parole wax lenn rek la ñu yaakaar sénégalais yi gëm ne war nañoo xeex pour réew mi nekk une véritable société démocratique. Le Sénégal ne mérite pas d'avoir une vraie démocratie. wala ñun dañoo bëgg am nit koo xam ne day ñëw ratatatat wax loo xam ne dara du ci dëgg nax ñu ba falu rek def lu ko neex bëgg a foog ne nit ñi ay jaam lañ kon xam ngeen Palestine
mooy le peuple sénégalais ak Yewwi Askan Wi yoruñu lu dul seen kàddu. Macky Sall yor police yor gendarmerie yor armée yor ministre de la justice yor ministre de l'intérieur yor xaalis bu dul jeex. jëlal communauté internationale bi Boubacar Sall mooy wax de mu ne communauté internationale bi mooy ñan fii ci Sénégal société civile ay imam ak chef religieux mooy wax de dem leen ngeen lire contribution bi. Justice conseil constitutionnel ak yenn média privé ñoom ñooy communauté internationale fii ci Sénégal mu ne boo jëlee société civile bi nga xam ne léegi couché wala da ngay seppi benn ñu resté dëgg moo koy wax de mu ne boo jëlee ay imam ak ay chef religieux xam ne buggu ñoo wax lu naqadi Israël maanaam Macky Sall buggu ñu koo wax parce que koppar yam ñuy joxe ak teraanga yam ñuy joxe mooy indiwaat xaalis ba mu waxoon ak suuf suñuy joxe buggu ñu ko cee merloo lu ko neex riitil foog nañ ne bu ñu waxee dëgg Macky mere leen ñu torox mu ne justice nekk entre les mains de l'agresseur Israël Macky Sall conseil constitutionnel nekk entre les mains de l'agresseur Israël Macky Sall certains médias privés au cœur du pouvoir nekk entre les mains de l'agresseur Israël Macky Sall mu ne monde arabe bi na ngeen bëgg a xam mooy opposition bi nga xam ne dañoo couché du joué wuñ seen rôle contre pouvoir mais opposition boo xam ne opposition bii xeex mooy seen cible te ñoom opposition boobu nëbb gëmm nañ seen bët ci ñaaw teefu Israël Macky Sall yépp mu ne dañuy jéem a tromper le peuple avec un langage semi-opposant di xeex jéem a opposé wu mais bu ñu duggee ci élection ba génn ci ñu trahir dem fekk ji Israël Macky Sall mu ne ñoom ñëpp nag xam nañ ràññee nañ bu baax a baax kan moo taxaw ne dina toroxal opposition bi ban tekkitun dara ci réew mi xam nañ kan moo am moyen di agresser askan bi di leen rey xam nañ kan moo détenir les forces armées yiy rey mu ne leen dara du ci mujj dafal leen ma ba mu baax reyal ma leen ma sénégalais ba mu baax bañ dem ci sax ba léegi ay médecins autopsie ñooy wax loo xam ne du dëgg xam nañ kan mooy dicter les règles di ko changer saa bu ko soobee te kenn du ko ci mënal dara xam nañ kan moo jël concom bii ne sama gars yi daf leen ñaaw te bu leen neex sàcc leen alalu réew mi dara du ci mujj sama conc laa ciy teg kan moo ko xamul Sénégal fii xam nañ tamit kan mooy jël ku ko neex tëj ci biir kaso bi ràpp du xool texte du xool loi jël ay député Déthié Fall Mame Diarra Fam moo ci mujj ne leen ràpp ci biir kaso bi Cheikh Bara Dolly nga ne daf laa saaga nga ne ko ràpp ci biir kaso bi ne doyen des juges wëral ma saaga yi xam nañ tamit kan mooy jëm ci ay élection ne dama ragal diw xam nga moom ragalam sax dafa garaw boo jéngee tànk yi mun a takk leen loxo yi boo takkalee loxo yi mu ne yii dama ragal bët bi nu may xoolee wuy sama day dina ma rey xool rek mu ne dina ma rey kon da ngay muur bët yi takk loxo yi jéng tànk yi mu doog a ñemee xeex kan mooy sélectionné ku ko neex mu bokk ci élection xam nañ ko wala xamuñu ko xam nañ tamit kan mooy xool mandataire bu sàcc ay liste mu recevoir ko palais di toog ak moom di waxtaan ak moom di joxe benn image xam nañ tamit kan mooy jël maire yi nga xam ne jaay nañ seen ngor ak seen dignité ba leen falee ba pare dem dans transhumé
Macky Sall war na leen tekku leen dara yéen ñëpp doo leen dara samay jaam ngeen xam nañ tamit kan mooy tere jullit mu julli ji àjjuma xam nañ kan moo taxaw ne chef religieux yi citoyen lañ doon tamit koy miim mais booyi vaar nañ ko xam nañ tamit kan mooy contrôler les médias publics te médias publics yooyu alalu askan bi moo ko financé xam nañ tamit kan mooy tere askan bi nga xam ne am nañu sañ-sañ manifester ndax constitution may leen ko xam nañ tamit kan mooy taxaw mu am 17 morts mu ne sama yoon newu ci enquête du am ku dee yaa perte Sénégal mu ne nit ñi wax ñëpp communauté internationale bu nekk Sénégal société civile imam ak religieux xam nañ li yëpp xam nañ tamit kan lañ war a wax mu respecter constitution xam nañ tamit kan lañ war a wax mu respecter code électoral xam nañ tamit kan lañ wax na ko hey ne nekkal góor pire wane na góor pire nga dem ci ay élection ni say nawle xam nañ tamit kan lañ war a wax hey sénégalais am nañ ak yàq ak yelleef ak ay liberté bàyyi leen ñu manifester xam nañ tamit kan lañ war a wax bàyyil justice bi mu am indépendance xam nañ tamit kan lañ war a wax sa conc bu diis bii yëkkati ko ci dossier yi xam nañ tamit kan lañ war a wax bakkan yi ngay rey du ay ganaar loolu ma gën a métti ñi ngay wax rey leen jox leen ay ordre xam nañ tamit kan lañ war a wax bàyyil torturer bi ngay torturer nit ñi mu ne loolu yëpp xam nañ ko Sénégal mais non xam nañ loolu de seen aqulaay taala mais bu ñu toogee dañuy wax ne agressé kat bi Israël Macky moom la ñuy wax ne ko ak ñi muy agressé yéen a yem àtte lu tax loolu yomb naa xam parce que seeni intérêt koppar bi ñu leen di jox relation yu ñu am ak agresseur bi parce que dañoo ragal agresseur bi ci Sénégal muy laajte est-ce que sénégalais yi bu ñu déggoon ñi nga xam ne dañuy wax waaye bu leen manifester yu Abdou Diouf dina fi jóge wala Abdoulaye Wade dina fi jóge bu ñu toppatoon ay manifestation 23 juin ba keroog ki Abdoulaye Wade du fi jóge ñëpp ñuy wax ne yàlla moo fi teg Macky Sall nee naa leen d'accord na mais est-ce que yàlla dafa génn benn aaya ne Macky Sall bu ma la fi tegee ba pare del dóor nit ñi de leen rey de leen tëj kaso loolu rek laa bëgg ngeen boo leen ma ko wanee rek man pawaale ma arrêté naam yàlla mooy joxe nguur waaye bu la ko joxee ba pare xanaa nee na la yërëmal sa askan boo leen waxee ne yàlla moo fi teg Macky Sall ba pare d'accord nañ ci loolu yëpp nee leen ko nag yàlla bam la fi tegee ba pare daf na la amal yërmande ñuy wax loolu yëpp cette affaire dafa baax kon ñuy laaj muy syndicat yi muy intellectuel yi muy universitaire yi li ñuy wax nii xale yi ñoom ñi ngi xeex on va se battre par tous les moyens 45 départements bu leen def ay groupe de 20 yooyu def leen ay groupe de 10 dem fii 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 fu reggee dem fa jaxase fépp ñu xool comment ça va se passer comment ça va se passer xam nga syndicat yi moom ça n'existe même presque plus c'est les travailleurs qui se battent eux-mêmes parce que xam nga loolu yëpp société civile ni ñu ko institutionnaliser dugal leen ci institution yi noonu lañu dugalee syndicats yi fépp IPRES conseil économique social environnemental fu ne caisse sécurité sociale fu ne mais Macky nous impose la confrontation bu ñuy wax ne wooy xool leen ne mais Macky nous impose la confrontation parce que moom moo toog réunion ak ay ñoom
mu ne leen jox naa leen li ngeen bëgg yëpp et je suis prêt pour la confrontation ku fi dee yaa perte ils oublient que y a eu 14 morts tu mujjul fenn bu ñu deeyee ba jeex sama yoon newu ci ñu joxe mais attends ñu joxe ay mots d'ordre chef de brigade yëpp chef d'escadron yëpp service moo tax bêtise lañ def bêtise bi mooy xoolal li ngeen jàpp ñëpp démb xoolal li ngeen ci jàpp du gàcce xam nga trouble à l'ordre public moom dafa yomb trop trouble à l'ordre public bu doyee ñett ni sax ñu ne trouble à l'ordre public xam nga mooy éthique c'est désespérant Macky nous impose la confrontation parce que nee na il est prêt gendarmerie léegi Gestapo la koo ci wax ak nii sax mu ne la je suis sous écoute ñoom ñëpp dañ leen mettre sous écoute li mu def ci magistrature bi jël ñi nga xam ne ñoo ko war a servir yóbbu leen âge de retraite à 68 ans pour mën leen contrôler ku bëgg teraanga xoolal dama ne dafa yiwadi sax nga gis kenn koo xam ne da ngay dëkk ci logement de fonction yow teraanga bu ne nga am ko nga dëkk ci logement de fonction war a dem retraite di wax ne waa logement de fonction bi damaa bëgg état bi jaay ma ko vous pensez que c'est normal ñi dëkk ci logement de fonction 1960 ba léegi bu ñu leen jaayee seen kër et patrimoine bâti de l'état dina am dara dafa ñaaw dafa yiwadi nga bâtir sa réputation sa carrière ba njeextal mais wala fi wax nañ ko cat moo dul wees ba sa biir bàmmel dina la fa fekk ci noonu la indee Moussa Fall 2023 la Moussa waroon dem mu yóbbul ko ba 2025 parce que bëgg na épreuve yi nar a vivre Moussa Fall ordre la ko jox mu exécuté xam nga dañuy wax bouton plus que double bouton il est prêt mais ce qu'il oublie man maa la wax loolu général Moussa maa la ko wax sa gendarmerie mi ngi baax loo fa tëgg suba ba ngoon yëg nañ ko tenue yi nga changé yëpp marché yeeg yëpp on attend rek on n'est pas pressé du tout parce que gendarme yi ñoo kontaanul ils ne sont pas contents jël na ñi dañ am indemnité 65 000 mu yóbbu leen 200 000 loolu yëpp pour ñu rey sénégalais yi mais seeni mbokk la ñuy rey ak seeni frère seeni mbokk ak seeni frère la ñuy rey kon la may wax rek que c'est Macky qui il pense qu'il va gagner la confrontation mais li ma leen wax takk leen ko téere li muy def ni yëpp bés bu amul njeexital ci moom baax na